salaamaaleykum chers téléspectateurs ñu ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant yow mii nga xam ne yaa ngi seetaan sa émission Corona Solution yow mii toog en famille ñu ngi lay nuyu yow mii toog tey sa téléphone ñu ngi lay nuyu yow mii di doxal sa téléphone ñu ngi lay nuyu ñii përiyee sax ñu ngi leen di nuyu seen émission Corona Solution nag tey ñu ngi ci 8e épisode duñ fi nekk di dugg gauche droite di la wax initiative bii xam nga yoon bii Corona Solution nag dañ ko teg ut ay pexe ngir xeex mbas mi loolu xam ngeen ko pexe yi vaccin bi ci la bokk waaye vaccin bi dafa andi tiitaange gars yi dañoo tiit surtout ci réseaux sociaux yi gis nañ fii ci Afrique notamment au Sénégal Afrique gis ni gars yi dañoo tiit ba naan nous ne sommes pas des cobayes maanaam du ñu ay jinax yu weex tiit googu nag balaa ma cee gën a dugg dañuy dem seeti sama jinne bu jigéen bi Anta mu taqe mi mu xarañ mi mu gën ñu cee andi ay leeral ñu dem seetaan loolu te ñëwaat. wër bi doon wër ay vaccin contre Covid-19 nouvelle yu neex yaa ngi commencé wadd ci Europe ci Amérique wala boog ci Asie ay firme pharmaceutique génne leen ay vaccin yi nga xamante ne efficace na ci lu ëpp 90%. candidat li ñuy wax candidat vaccin yu bëri par exemple booy xool pratiquement ñi nga xam ne ñu ngi si stade clinique yi presque mat na 49 candidats vaccin ou 47 mais ci 47 yooyu am na ci 19 yoo xam ne vraiment avancé na. mais li ñu gis mooy semaine ba passé am na ci ñaar yoo xam ne nee nañ franchir nañ li ñuy wax étape phase 3 yi. fukki at leen soxla pour defar lii ñu woowee vaccin ci wàllum gëstu ak ci wàllum essai comme bii nga xamante ne àdduna gi yëpp ñoo ko dajale moo tax ñuy mën a créer ay vaccin ci benn at. ci vaccin yooyu yi génn mën nañ ci compter vaccin yi ñu woowee ARN mooy ñi nga xamante ne Pfizer wala Moderna génn nañ ko lan mooy vaccin ARN professeur Tandakha moo ñu koy faram-fàcceel. comme diwlin bi comme huile la rek huile boo xamante ni bu ñu wëralee def ay vaccin ci biir nga xamante ni boo ko wësee rek day gaaw a dugg ci biir cellule boobu mooy vaccin ARN. si ñeenti phase la ñu mën a testé mën-mënu vaccin mooy li ñuy woowee essai clinique ba nga xamante ne ci mala yi lañ koy njëkk a essayé ba noppi ci nit yi. da nga war a def ci nit waaye ci ay mag xale bokk ci jigéen lu bokk ci. ñu jàpp daal ay góor lañu pour le temps boo xam ne phase bu njëkk bi mooy phase numéro 1 phase bu njëkk boobu nag liñ ci def ci nit ñi bari fukk la ñaar fukk ba fanweer ba weesu ñun daal dañuy xool ba xam lu yàq dara ci yow ba xam lu la gaañ ba xam lu la faat ba xam lu andi ay jàngoro yu bare ay effets secondaires yu bare ci yow. jógee ci boobu nag ñu dem ci troisième phase bi troisième phase bi nag mooy phase bi nga xamante ne mooy phase bi ñëpp di xaar ndax dañuy seet ndax efficace na wala efficace na mooy est-ce que buñ la ko defee yow ba xam bañ la ko defee yow di nga doomu jàngoro boobu la dëgg la ni defar ay vaccin dafay impliqué ay essais cliniques ci nit yi loolu taxoon mu jur benn coow lu rëy ci Afrique mastu mag ci Sénégal. En Afrique où il y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation. ñi dalal seen xel xam ne léegi coow yi ñuy wax ci ñàkk yi li ci bari dara amu ci et puis ay waxu kasaw la parce que da ngay jël sa WhatsApp wala nga jël sa vidéo posté wax sans argument scientifique. vaccin c'est bon comme yeneen vaccin nu mu amee quoi mais bu fekkee ñun ñoo war a nekk cobaye man je pense que du ma si d'accord quoi bu fekkee si ñun lañ ko war a essayer pour monde bi yëpp ñu nekk cobaye monde bi man du ma si d'accord quoi am na yeneen cobaye feneen donc man loolu laa si dul daal. tey jii nii gis nañ ni vaccin yi ci ay dëkk yu am koom-koom lañ ko defaree waaye dëkk ya nga xamante ne amuñu ndax dinañ mën a jëfandikoo vaccin yi. mooy alliance mondiale pour les vaccins mooy alliance bi nga xam ne moom mooy jàppale néew réew yi nga xam ne amuñu doole wala seen doole demewul noonu pour que ñuy mën a accéder ci li ñuy wax nouveau vaccin maanaam su vaccin bu bees amee ñu mën ci accéder donc ñoom ñooy jàppale Sénégal ci ñàkk yi nga xam ne moom la ñu ñàkk xale yi actuellement ñàkk yi nga xam ne dugal nañ ko yu bees yëpp ci programme bi alliance boobu moom moo ci dimbali Sénégal. bu fekkonte ni tey jii dañoo def commande ci pays yi nga xamante ne ñoom ñoo trouvé vaccin yi nan la Sénégal nar a communiqué wee ci sensibilisation pour que ñi nga xamante ni ñoo nekk nit ñu exposé yi wala de troisième âge mën a ñàkku. waaw vaccin li il faut pas mu nekk vaccin bu particulier wala bu singulier parce que Sénégal ñu ngi fi utiliser combien de vaccins beaucoup de vaccins entre 2013 ak léegi ci programme bi dugal nañ ci 6 nouveaux vaccins
donc Sénégal am na expérience su introduction de nouveaux vaccins donc processus boobu nga xam ne moom lañ jaaroon ba introduire vaccin yooyu processus yooyu la ñuy jaar en termes de communication mooy ne lépp loo xam ne ni dañ ko war a def pour que nit ñi xam lan la vaccin bi di jariñ kan moo war a ñàkku fan lañ war a ñàkkoo lan mooy avantage ñàkk bi bu amee danger lan mooy danger loolu lépp dañ ciy communiquer. waa Kër Docteur dalal na xel ci vaccin préventif yi nga xamante ne moom moo fi war a dàq lii di Covid 19. xel nag war na dal parce que gis nañ ni professionnels yi si boppam ñoom ñi ngi dëggal loolu te tey jii fépp fi nga xam ne am na évolution ci vaccin yi dafay am ay essais cliniques vaccin yi dañ koy testé dañ ko testé nag ci ay gëléem ay gaynde ay siddéem ci ay nit lañ koy def te tey jii bu duggoon Sénégal ñi ko njëkk am mooy les personnes exposées mooy ñi nga xam ne seen wér-gu-yaram dafa xaw a yembaamaane am ak tamit personne troisième âge yi maanaam mag yi si ñoom lañ koy njëkk testé te vaccin bi dafa préventif ñàkk la dañ la koy def avant ngay am mbas mi su fekkee nag mbas mi danga ko am ba pare ñaan rek. su ñu jógee ci loolu dañuy yem xool suñu initiative bu njëkk bi nga xam ne ñu ngi koy jëlee fi nga xam ne soriwul kenn mooy réseaux sociaux yi ñu ngi koy tuddee fagaru ngir mucc ñu dem seetaan leen te ñëwaat. initiative la boo xam ne bi Covid 19 duggee Sénégal le 2 mars le 12 mars lañ ko créé ci réseaux sociaux yi notamment bi ñuy wax Twitter mais nag law na dem Instagram dem Facebook dem ci lépp lu ñuy wax réseaux sociaux mu yaatu di wéy ba fi ñu toll tey ci Covid 19 ñu ngi ci kawam di ko xeex. njëriñ bi mu am yaatu na lool xëy na du ñu mën a ñëw ci lépp mais ñu xam ne rek bi Covid ñëwee li ñu njëkk a def mooy sensibilisation mooy di soññ nit ñi di leen xamal lan mooy Covid ak naka la ñu mën a fàggandikoo pour mu bañ ñu jot. ci loolu yaakaar naa ne def nañ li ñuy wax ay visuel mooy ay affiches yu bëree bëri yoo xamante ni si def nañ ci lu ëpp 40 yoo xam ne tas na ci réseaux sociaux yi wasaare ko mu wër Sénégal ak aussi lu gën a Sénégal ndax fagaru ngir mucc am na ñoo xamante ni si ñu ngi ba bitim réew moo xam Europe la wala États-Unis bon ci loolu aussi fagaru ngir mucc yaakaar naa ne taxaw na taxawaay bu am solo ci dimbali ñi nga xamante ni si ñooy ñi ñuy wax le corps médical mooy ñiy faj docteurs yi waa Kër Docteur seeti nañ leen daanaka mën naa ne CTE barab yi nga xam ne dañ fay faj ñi am Covid nekk fii ci Sénégal Dakar surtout dem nañ Fann dem nañ fii ñëw nañ fi notre deuxième fois aujourd'hui déjà parce que tey ñu ngi CTE bu Fann dem nañ bu principal dem nañ bu Dantec dem nañ bu Dalal Jàmm à 2 reprises te ñu ngi fay waaj a demaat dem nañ bu Diamniadio mais jéggi nañ def nañ 193 kilomètres dem ba bu Touba doon waaj a dem bu Ziguinchor kon fagaru ngir mucc yaakaar naa ne bàyyiwul dara pour dooleel waa Kër Docteur waaye itam jàppale ñi nga xamante ni si doomu jàngoro bi ñuy wax coronavirus dalee na dal ci loolu la ñuy dox. message bi ma koy jox mooy ñu gën a góorgóorlu gën a farlu te xam ne Sénégal ñun ñoo ko mën a defar nuñ ko mën a defaree mooy ñu jàpp suñu bopp jàpp suñuy santé gën a góorgóorlu respecté mesures barrières te xam ne feebar mi ngi fi demagul ñu gën a góorgóorlu respecté daal li ñu wax. don yi tamit ku nekk nga xam ne sa ci nga bokk ci comme ci réew mi nga dëkk lu la war la nga jàppale waa réew mi boo ko amee boo ko mënee. lu am solo parce que bon effectivement xam nañ ne waa Kër Docteur ci Covid 19 bi non waxuma dañu def seen liggéey benn mais dañu def ay sacrifices yu bëree bari dañu def liggéey boo xamante ni si dañ ko def parce que pour la patrie dañ ko def pour bokk ci réew mi nekk doomu réew mi ay sacrifices ñii dañu daan bàyyi seen i njaboot ñii di bàyyi def ay heures supplémentaires yoo xam ne xaaruñu ci dara di fanaan pendant des semaines di ko nekk ci CTE uniquement pour askan wi pour patrie pour bëgg seen réew. tax na aussi tamit askan wi ñu bëree bëri am nañu reconnaissance bu ëpp bi ñu amoon ci waa Kër Docteur ndax seen taxawaay bu rafet te fagaru ngir mucc bokk na ci ñooñu ndax wax nañ la ko ni ñëwoon nañ fi jouru Korité dañ fi ñëw jouru Korité ñu bëri bàyyi togg seen i añ bàyyi ko seen i kër ñu ñëw ne déedéet ñun bu ñu seetaan waa Kër Docteur ñëw seet si leen indi leen ay banderole de soutien wax leen askan wi seetaanuñ leen ñu ngi leen di dooleel ñu ngi leen di taxaw ñu ngi leen di jàppale fagaru ngir mucc ci yooyu lay dox te it fas ñu ko yéene bàyyi dañ ko fas yéene gën a fësal mu gën a jëm kanam waxuñu waa Kër Docteur mais jàppale askanu Sénégal yëpp. gis ngeen de sama ndaw dëkk mi tooguñu rek croiser seen loxo ne duñ def dara dañuy jàppale médecins yi di jàppale askan wi ñi li ñuy def am na solo trop gis ngeen ba jour Korité sax dañ doon liggéey dañ doon jug agir takk seen tubay
oui ma Jesner ma tegoon ba ak 5000 yi andil ma ko ñii foog moom la ma leen jox su ko defee suñ jógee sama gars yu baax yi dañuy dem ñu seeti Iliman Ndaw waaw mais Iliman noo def. waa Doudou sant yàlla bu baax xam naa yaa ngi fàttaliku kii di George Floyd nga xam ne benn américain bu ñuul la boo xam ne dañ ko rey fële sa États-Unis rey bu ñaaw si jamonoy mbas mi sax la xëyee woon benn policier moo teg tànkoom si loos bi lu mat juróom-ñaari simili ba mujj si ñàkk bakkanam nga xam ne dafa dekkilaat mouvement bi di Black Lives Matter bi xeex ak yelleefu doomu aadama yu am der bu ñuul ñu gis ne xeex boobu noonu réew yu bëri taxaw nañ leen si réew yu Europe yu bëri taxaw nañ leen si réew Afrique sax taxaw nañ leen si waaye gis nañ ne africains yi nga xam ne ñoom ñoo ëppalee der bu ñuul si àdduna bi taxawaay bi ñu si waroon taxaw demeewul noonu te sooy xool Sénégal si taarixam jot na def ay jéego yu bëri apartheid bu amoon Afrique du Sud mën nañ wax ne Sénégal bokk na si réew yu tax mu dakk ki waral loolu nag jëmm ji la Benoît Ngom moom nag moo tax ci accordu président Abdou Diouf nit ñu ñuul ak nit ñu weex yu Afrique du Sud daje guléet fii ci Ndakaaru ci atum 1987 ngir waxtaan ci nu ñuy dakkale nooteel bi di apartheid at yu néew lañ ci teg ñu libéré Nelson Mandela nit yu ñuul yu Afrique du Sud moomaat seen bopp. Sénégal amul kenn koo xam ne ci dëkk yi koo xam ne def nga lu weesu li mu def pour que waa Afrique du Sud yi génn ci note bi ñu doon note ndax 1987 su fekkuloon ne loolu am na waxtaan yi ci topp am tubaab yi xam nañ ne léegi ñii kenn waratul a jàppale waa Afrique du Sud tubaab yooyu kon xëy na la fa nekkoon dina fa continuer di nekk wala balaa mu fay jógee doon na gën a métti te loolu Mandela xam na ko lu leer la ci boppam loolu lu mu nangu la wax ko président Abdou Diouf waxtaan nañ ci plusieurs fois ba loolu indi diggante bu baax a baax ci ñoom. pour Sud-Africains yi nag dañoo war a delloo njukkal Sénégal. Je crois que la conférence de Dakar a réellement joué un grand rôle dans la fin de l'apartheid, dans la chute finale. Et je crois que ça c'était très important. Il faut dire merci aux autorités sénégalaises de l'époque pour nous avoir aidés en fait, nous les Sud-Africains à se retrouver autour d'une table et à se rendre compte que c'était possible. Donc je crois qu'il faut dire merci au Sénégal. Oui. suñu réew nag dafa yàgg a taxawu xeexu nit ñu ñuul ñi président Senghor def na ci ay jéego yu am solo président Abdoulaye Wade gën ko jëmmal place du souvenir africain musée des civilisations noires ak monument de la renaissance africaine nekk ay béréb yu koy firndeel waaye nag ki tax nit ku ñuul xam cosaanam ak gëddëm kii la Cheikh Anta Diop. oh Cheikh Anta Diop. gëstu yu mu def ba jëmmalaat nit ku ñuul war na tax ba nit ñu ñuul ñi gën a am fierté Maodo nag mën nañu wax ne ab taalibeem la pour moom jot na ñu gën a wéeru ci lu ñu doomu Sénégal bi bàyyi la. boo amee bépp xam-xam ci àdduna te xamoo yow yaay kan waaye xamoo ne xamoo dara parce que nit da nga war a xam yow yaay kan da nga war a maam ki nga xam dafa nit ku ñuul dafa war a nekk ak fierté ci moom loo xam ne da ko war di kañ toujours te loolu ki ñu ko may tey mooy jëmb ji taxaw. ñoo ngi dajaloo di organiser ay li naan ay association ay club pour fexe ay kii la rek ay mbootaay yoo xam te ni dañuy bokkloo ay téeréem di ko jàng suñu biir di xool ay waxam naka la ñuy fexe ba def ko ñi ñu waajal aussi def ay tournée. waaw Doudou dafa mel ni nag suñu sukkandikoo bu baax si li ñu fi mag yi bàyyil seen jaloore yi ñu jot a def africains yi sénégalais yi ak nit ku ñuul fu mu mën a nekk si àdduna bi am na fu mu sukkandiku ngir gën a wéyal xeex bi ngir ñu gën a mën a respecter nit ku ñuul. très bien léegi nag dañuy dem xool suñu deuxième initiative bi nga xam ne ay sourds-muets ñoo ko def ñu dem xooli leen gaaw. Nous avons fait cette vidéo pour pouvoir permettre aux sourds de comprendre en fait ce qui se passe autour d'eux. Nous avons une page Facebook et Instagram où nous avons l'habitude de faire des vidéos comiques pour nos amis.
nous avons constaté que les entendants ont plusieurs vidéos, plusieurs émissions de sensibilisation pour le compte de la pandémie. Et nous également, nous avons décidé d'agir afin de permettre aux sourds de comprendre également, non seulement comprendre, mais également pouvoir se rendre compte qu'ils peuvent également faire comme les entendants. Nous n'avons pas voulu rester en marge de la sensibilisation autour. Nous agissons également pour que les populations puissent comprendre que nous également, nous pouvons faire des choses merveilleuses comme les entendants. Au début de la pandémie, nous avons constaté beaucoup d'actions de la part des entendants qui faisaient beaucoup de vidéos, beaucoup d'émissions de sensibilisation et nous voyons l'impact sur les populations. Et pour nous les sourds également, nous avons décidé, en fait, après avoir vu les activités de la page S'il me manquait la voix, les informations que nous recevions, nous avons décidé de les retranscrire de manière comique pour nos amis sourds. Et nous avons constaté que les sourds nous suivent, comprennent vraiment ce que nous disons. Et vu que nous nous connaissons, nous nous comprenons, le message passe. Nous, pour le futur, voulons progresser, être encore plus professionnels, étendre nos champs d'action, pouvoir aider nos amis sourds. Et ce serait super si des personnes pourraient nous aider à pouvoir progresser, à pouvoir développer notre art. Je souhaiterais vraiment que nous soyons soutenus, pas forcément de l'argent, mais vu nos actions, nous voulons vraiment progresser. Donc nous prions les bonnes volontés de nous aider, soit en matériel, tout cela qui aiment notre travail pourraient nous soutenir comme ils le peuvent, surtout en matériel, afin que nous puissions progresser. Ah, on daal kontaan naa gis ngeen ni ma leen ko waxee sànq kenn toogul ñëpp a ngi def lu mu mën gis ngeen ñii ñoom ay sourds-muets lañ duñu dégg duñu wax kon message yi ñuy joxe am na nu muy demee ñoom duñ ko comprendre ñoom loolu lañ xam ba dañoo jël ay vidéo di ko def di sensibiliser seen communauté ñi nga xam ni ñoom lañ mel duñ ko mën dégg yi message yi ñuy joxe ñoom dañ koy jël def ko ay vidéo pour ñoom ñëpp ñu mën cee jot ñii am nañ solo trop ba booy boobu noonu man dama ko xaw a xàmmee moom dafa mel ni sax comédien la mais da ngeen war a organiser dara maag moom def benn vidéo du yow naw lu toj mais non bébé est-ce que xam nga ne wala nam frontière yi ñu tëj arrangé wuñu billaay ah bro waaw maa leen rappelé bu déglu nga wax bébé ban xanaa du wax bébé de bàyyi sa yooyu ok bandi du xees wër na mu wër pëng da nga naan bandi du wax bébé waaw bandi du wax bébé waaw dëgg alors bu dëkk bi wax namoon naa la nag mais maa raw man su ma la gisul nii damay xam lu muy manqué billaay tey sama jinne bi loo ma andi tey dama bëgg ñu dellu ginnaaw da ngay fàttali Covid bi muy doo commencé ay neexu la fàtte taroon na trop le 23 juin si ngoon 20h jotee président Sall dafa ñëw toog ak sénégalais yi indi discours bu solennel si biir discours bi muy wax ne état d'urgence sanitaire la ñu nekk dafa mel ni dañoo am noon ci réew mi ñu war a xeex ak moom bés boobu mu joxe ay tegtal yu bees joxe ay sas yu force de défense et de sécurité war a appliquer ngir ànd ak askan wi xeex mbas mi waaw le 24 6h bu mu jotee 18h si ngoon gis nañ ne policiers yi taxaw nañ un peu partout gendarmes yi déployé wu militaires yi tëj frontières yi yooyu yëpp am waaye dañoo toog tuuti si réseaux sociaux yi ñu commencé gis vidéo yi
vidéo yi di daw fu nekk. war gars yi di ñaxtu. gars yi di wane dóor yi. xaw ma ndax bàcc yi bu ko fàtte bàcc yi. waaw ay seen livre contre ay seen tic-tic. neex la fàtte taroon na trop. et que loolu bu ñu si jógee policiers yi di continuer si loolu après quelques jours après ministre de l'intérieur génn nee nañ wàññiwaat affaire parce que nit ñaxtu bi métti na woon. takk masque bi fii suñu jàmbaar ak policiers yi dafa xawoon garaw. waaw jàpp takk masque bañ a feesal kaar yi yooyu yëpp. suñu relation ak policiers yi xawoon na si ñagas ba nit ñi am nuñ mel ak ñoom. boo fa jógee nga dem seeti gendarme yi. gendarme yi boo xoolee un peu partout dans le Sénégal da nga leen doon gis ñuy wane guddi gi à la télé ñu leen di wane nañ taxawee. waaw di patrouiller jàpp nañ si sàcc yu bëri ak naka suñu nee ñu doon def nag suñu noonu ñu doon mbubboo alkaati. di rey nit ñi si région yi di def lu kanam ñu moom baaxul. boo demee si armée bi gère nañ frontières yi. waaw gis aéroport port. muy ñuy wax terre air mer. yëpp ñu tëj ko. taxaw na mais teewul nit ñi am Sénégal dafa xaw a doy waar tout le temps nga gis ñuy jalgati. waaw nga gis ñi di jaar jakarta yi oto yi saret yi dugg si àll bi yooyu yëpp daf ñuy wan ay yoo xam ne dinañ ci ñëwaat af si kanam. sapeur pompier yi tamit seen taxawaay rafet na. gis nañ ko ni ñun àndeeg citoyens yi di leen jàppale si mesures sanitaires yi même ba nit ñi waree suul néew sax dañ ci daan ànd. dem expliquer jàppale leen protéger corps yi suul ko yooyu mais teewul tamit ñoom tamit jëlee nañ si ay séquelles. ndax attaqué nañ leen fii toj seen i oto gaañ nañ fa ay nit. loolu yëpp dinañ yóbbu foo xam ne fii tey si discours président. situation bu nekkee crise mbas bi bu mu ñëwee ennemi la. ennemi bu ñëwee si réew ñëpp dañuy boole seen doole nekk benn xeex ko dafa mel ni tey moom dëkk bu attaqué Sénégal. ñun nag dañoo am ay problème suñu réew. problème bi mooy que ne si wàllu force de l'ordre yi muy suñu wàllu ñun citoyens yi. da ngay gis souvent ay problèmes yoo xam ne yi suñu nekkin demeewul noonu. il faut que tey dafa laaj ñu toog définiraat lan mooy civisme. waaw définiraat lan mooy sénégalais ak naka la sénégalais waree taxaw. indiscipline baaxul. indiscipline baaxul mais force de l'ordre aussi toroxal bi ñuy toroxal nit ñi. dafa ëppoon nag dafa ëppoon. te ñu bari dañuy accuser corruption aussi. parce que jeunes yi affaire yi ñu créé mais ñooñu lu tax ñu créé ko du question dañoo bëgg xaalis. du question dañoo bëgg Sénégal mënu leen fay seen bëgg-bëgg Sénégal. kese wane loolu kese seen bëgg-bëgg ak seen taxawaay xam ne ay Sénégalais lañ am nañ wàll si mbir mi. donc booy dañ taxaw de taxaw am na sax solution yoo xam ne jotu fee jaar. waaw man gis naa ñoo xam ne dañoo pare woon. pour jàppale les forces de l'ordre si sécurité bi parce que ay informaticiens lañ xam nañ am nañ ay mbir yoo xam ne bu ñu ko boole gars yi day gën a xarañ. donc wax nga mais yow man bëgg naa la de. da nga ma fan de. non man du ma la fan. damay jantal. yow foog ma taf la sama néeg yow. ay yow lu nit. mais balaa ma laa bàyyi. yàlla. yaa ma gën a xam. waaye yi nga def nag. du yaa ma gën a xam. waaw ma xam naa yaa ma gën a xam. question la nga bëgg a posé la bu yombal la mbir. bu yomb. bu yomb. waaw. grève bu amee ñan ñuy génn si mbedd mi pour jàpp booy yeeg yooyu. policier. policier. yomb na. waaw. nga leen di. très bien. julli tamit. oui bàyyi sa affaire xam nga lii. lu ko bëri benn question. non baax na. Abdoulaye merci beaucoup dama lay ñaan nga génn sama plateau pare nga li nga fi andi neex na mais mënoo fi andi di ma dóor ay question ay seen livre am naa fay xarit. man li mooy sama livre. boo gaawal léegi ma woo leen. li mooy sama livre. c'est quel homme. quel homme quelle prestance. quelle prestance. Qui dit. D'où vient-il. Mais arrête de faire genre. Voilà. Allez, bébé, quitte pas, reste sur la ligne, ne bouge pas. su ko defee dañuy dem xooli suñu troisième initiative bi nga xam ne mooy la Ligue africaine des blogueurs ñu dem xool leen te ñëwaat. allo Chéri Coco. Mahal Sall. doon dé arrête de faire connerie wala. Je t'aime bien, je t'aime bien. Jubi ça. dañu créer association bi parce que ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir dañu tàmmoon di daje ci ay manifestation ci ay activité ñu dem ba xam ni li ñu def lépp dafa xaw a méngoo parce que lu ñu yitteel la question yu ñu yitteel la ñu ne peut-être bu ñu réunir dinañ gën a am doole ba li ñuy def ci suñu activisme par rapport au développement par rapport à aux questions de santé dina gën a am doole donc loolu moo sabab ñu créer ligue bi formaliser wu surtout mën a gën a am mën a gën a wax du même voix genre wax mu gën a am doole par rapport ak communauté yi ñuy intervenir. ñun dañu commencé liggéey ci sensibilisation ci Covid bi bien avant sax Sénégal di am premier cas parce que dès que pandémie bi ñu déclaré ko au niveau mondial
ñun dañu xalaat ni il faut que ñu prendre les devants il faut que ñu teel si wax parce que Sénégal boobu xawoon nañu sori parce que dañ doon dégg Covid bi mais surtout pays africains yi dafa yéex a dugg ba nga xamante ni dafa amoon impression comme si lu sori la loo xam ne ñun duñu atteindre ñun ñu jàpp te xam ne par A ou par B dina yegg si donc ñu commencé sensibilisation bi boobu dañu nekk aussi ay activistes yoo xam ne dañu utiliser numérique ak digital pour informer pour sensibiliser pour liggéey aussi on s'est dit pourquoi pas ne pas mettre une campagne boo xam ne c'est structuré proprement dit dédié aux réseaux sociaux fexe ba mën a impacter directement ci population yi mën a sensibiliser mën a wax ak ñoom ci lan mooy Covid bi donc loolu moo indi activités yi ñu jot a def yëpp et il faut savoir que def nañ ci plusieurs surtout en matière de communication touché nañu public bi nga xam ne ñun à la base boole wu ñu leen woon suñu public ci parce que ñun numérique la ñuy utiliser mu nekk impact parce que suñu demee ba dëkk yi ñu wër suñu vidéo yi dem Tchad dem Niger dem Burkina dem Mauritanie dem Guinée Bissau c'est parce que am na impact bu ñu demee ba au niveau Sénégal tey suñu vidéo yi ñu def en Joola en Baynuk en Balante autre chose nit ñi seen jëm bopp ñu doon woo nañu ñun kat suñu village am nañu groupe envoyé leen ñu contenu bi ñu publier ko ñi nga xam ne sax dañoo seen langue ñun jotuñu ko woon def parce que mënuñu woon def langue yëpp am na langue yoo xamante ne ni pour nga gis sax ku la traduire ku la defal vocal bi voix off bi dafa metti woon mais nit ñi seen jëm bopp mu jigéen ñoo doon ne man sama langue amul donc man maa lay defaral voix bi envoyé la ko donc mu nekk une appropriation bu amoon par rapport ak liggéey boobu noonu yëpp donc mën nañ jàpp ne am na impact surtout début pandémie bi nga xam ne il fallait beaucoup sensibiliser parce que sensibilisation donc moo tax tey ñu am peut-être résultat yi ñu am si lutte bi ñu def contre Covid-19 donc prochaine étape bi ñun nga xamante ni ci lañ nekk di liggéey nii mooy surtout travail ci stigmatisation bi parce que stigmatisation moo nekk loo xam ni dafay nekk dommages collatéraux comme nañ koy di loo xam day des même bu Covid bi demee parce que suñu société moo tëddee noonu nit dalay xool wala mu jàpp la par rapport ak peut-être feebar wala leneen te loolu il faut que ñu liggéey ko ñu gën ci yokk sensibilisation nit ñi bàyyi ci xel bu baax que ni ku mës a am corona mënu la causer benn problème mbokkam xaritam ku mu bokkal kër ku mu bokkal liggéey wala leneen. non kontaan naa ñii li ñuy def am na solo ñoom yamuñu ci ay sensibiliser déedéet nii dafa tuuti ñoom dañuy jël seen vidéo def ko ci langue yépp ba loo mënti doon xeet boo mënti nekk da ngay comprendre bu dee wolof nga di nga xam li ñuy wax bu dee déggoo wolof tubaab nga di nga ko xam pël bi day xam mandeng bi njaago bi ñépp ngi ci biir ñu ngi leen di féliciter de ce fait l'émission tire à sa fin mi ngi xëcc jeexam balaa ñuy dem nag dafa may classique yu ñuy def bu leen fàtte ni mën ngeen voter initiative bu leen neex te vote bi c'est simple et c'est gratuit da ngay jël numéro initiative bi nga yónnee ko au 21 200 je répète 21 200 c'est gratuit doo fay dara nga voter ko bu gañee ñu may ko xaalis mu mën a jàppale mouvement bi ñu def ak lépp lu mu nekk di agir noonu lu mu ko mën di doon mu gën a avancer maa ngi leen di ñaan nag balaa may dem parce que dafa mbaxalu sabla bu may xaar ngeen suivre nu suñu réseaux sociaux yëpp ñu ngi nii ñu bàyyi leen lépp fii muy Facebook Instagram Twitter YouTube bi nga xam ne vidéo yi faree daw te vidéo yi buy génnee na ngeen koy partager ok maa ngi dem mbaxalu salom bi attends papa balaa may dem dama fàtte sunu épisode final bi épisode 9 bi mooy bi ci topp boobu dama bëgg ngeen bàyyi lépp li ngeen def toog di ko xaar parce que émission spéciale laa leen di andil ko xam final xam ni lu tàng laa leen di andil ay surprise yu amul fenn ay invités yu bees plateau bu bees dina am ay panel blogueurs yëpp ay ñëw chroniqueurs yëpp ay ñëw ñëpp ay ñëw jinne yi ñëpp ay ñëw te ba pare bés boobaa si ngeen di xam kan moo gagné ci ñi ngeen voté ñëpp te bëgg ngeen toog man nag maa ngi dem comme ni ma ko waxee mbaxalu Saalum ak Biram allo bébé wuy ma mooy am na booy bu xaaram rek